doon wax rek que ne suñu client Ousmane Sonko li nga xam ne depuis le début mi ngi ko doon jooy di ko déplorer moo continue maanaam li ñuy violé depuis le début ndax gis ngeen ne procédure bi amoon assemblée nationale respecté wuñu texte yi bi muy ñëw di wuyu tamit ci convocation juge du 8e cabinet gis ngeen ne niñ ko enlevé moo bi fort na xëy na mais dañuy wax rek exactement li xew violation yooyu continuer ndax li xew tey dafa nekk lu doy waar ndax dañoo gis ne suñu client 4 heures du matin lañ ko jëlee fële di section recherche indi ko fii ci tribunal te biñ ñëwee tamit ñu présenté wu ci bureau doyen des juges à 9 heures ba ñu laajtee gis nañ ne nekkul ci bureau nekkul tamit fa nga xam ne mooy kaaf ba te képp koo xam ne dañ la jàpp indi la tribunal fa lañ la war a yóbbu loolu jaaxaloon ñu lool ñu def ay pression pour jéem a xam suñu client fu mu nekk waaye bépp autorité boo xam ne laaj nañ la réponse bi danaan xaw ma mu nekkoon lu doy waar ba 11 heures ñu jékki-jékki gis suñu client génn ci benn bureau bañ ko dencoon dañ ko yóbbu ci doyen des juges ñu ànd ak moom dem ba ca bunt ba ñu tere ñi ñu dugg ñu taxaw ñun tamit ànd ak suñu te di leen déglu di leen seetaan mais bi ñu toogee 25 minutes gis ne suñu client di Ousmane Sonko mi ngi ci biir bureau doyen des juges mu koy entendre te avocat nekkuñu ci wetam ñu ne leen lii mënutul continuer dafay dakk ndax nag dafa am leen loo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp te muy constitution bu république du Sénégal constitution boobu wax ci article 9 am ne le droit à la défense est sacré il est absolu à toutes les étapes de la procédure maanaam ki nga xam ne dañ koo téye lépp liy droit am dañ ko war a jox ba mu mët sëpp te droit yooyu bu ci ëpp solo mooy ki koy leyal di avocat nekk ci wetam donc dañ def pression bu métti ba ñu dégluñu ba ñu gisee ne incident am na te ñuy remercier nag foofu intervention autorité ordinale yi ku ci mel ni secrétaire général de l'ordre dans un premier temps moom moo ñëw gis doyen des juges après bâtonnier ñëw fekk ñu ci biir ñu wax ak moom boobu di doyen des juges wax ko ne li nga def ànduñu ci te mënuñu ci ànd ndax buñ jàppee ne yaa ngi entendre suñu client même bu dee sax laaj ci identité am la maanaam sa tur sa sant ku la jur ak leneen avocat yi dañu war a toog ba bâtonnier ñëwee rappeler ko loolu ne ko lii du lu ñuy négocier ndax nag affaire droit de la défense la kenn du ci négocier jàkkaarloo ak moom les yeux dans les yeux xamal ko ne juum nga te lu ni mel bu mu amati ñu fekk ko ci loolu ñun ñëpp suñu kàddu doon benn ñu rappeler ko ne ko lii di mel bu mu amati moom tamit parce que nit la rek xëy na tamit dafa juum mu fekk ñu ci ànd ak ñun léegi li leen di xamal mooy suñu client Ousmane Sonko audition am dàqaat nañ ko ba altine waaye li ñuul ci soo gi mooy dafa am ñetteelu toppee boo xam ne ñëwaat na teguwaat ci ndodo ndax bu njëkk ba mbirum sàkku bi la woon viol bi trouble à l'ordre public participation à une manifestation non autorisée ñëw teguwaat ci jàpp leen ne am na beneen charge bu diis bu tegu ci kawam mooy appel à l'insurrection boobaa ñëw tey daluwaat ci kanam ñu yéeg tamit ne kilifa yi jébbal nañu assemblée nationale demande de lever immunité donc ñu am yaakaar xalaat ne altine bu ñëwee su dee immunité boobu levé nañ ko dinañ ko inculpé waat ci ñetteelu charge boobu chef d'inculpation boobu di appel à l'insurrection donc mbir boobu moo xew tey ñu ne ñun bu ñuy wax dañuy wax ak le peuple sénégalais ndax tamit moom mooy arbitre dans cette histoire. Donc lépp loo xam ne am na dinañ leen informer bu ko defee ngeen bokk ak ñun ci information bi. ci wàllu intégrité physique am est-ce que lépp yem na. waaw ndax ñun bañ ñëwee nag loolu lañ njëkk laaj suñu client dañ koo laaj ne ko paa yaa ngi ci jàmm ndax toog nañ ab diir gis ñu la xamuñu ci lañ nekk mu rassuré ñu ne mi ngi wérgu yaram mi ngi sérénité tamit lii xew ni yëpp dara yëngul ko. waaw li ñu jàpp moom moo dikk kii nga xam ne moo ne woon nañ ko indil ci yàkkamti moom ci boppam ci yoon mënuloon avancer
ndax Ousmane dafa xamoon ay droit waxtaan ak ay avocat bu ñu wax ko situation yëpp ba mu demee situation bi mu nekk it mu yëgal doyen ne que lii nga bëgg a def mënul ne samay droit lii la te samay droit da nga koy respecté kon doyen mënu ko entendre lu dul suba te suba samedi la dimanche ci tegu looloo tax finalement mbir yi njatt ko mu dàq ko ba altine wante li nga xam ne moom moo ci doy waar moom moo di li ñuy jaltati ak yelleefam moo di que amuñu woon droit jël ko 5 heures du matin mel ni kuñ ko sàcc laay wax 5 heures du matin indi ko tëj ko foo xam ne kenn mënu koo gis ay avocat di ko wër fu ne ba finalement moom ci boppam moom mii ne nañ ko indil 11 heures la ko fixé woon foog àddina yëpp xam ne 11 heures la woon kon lan moo war a mën a indi que ñu koy jël 5 heures du matin léegi ba 11 heures jotee ci la koy yéegal alors que bañ ko laajee dafa ne ko moom xamul fan la ne 11 heures ñu yéegal ko bañ ko yéegalee mu bëgg wax ak moom te jot na wax ak moom sans ay avocat su fekkoon ne que moom waxuñu ko woon ay droit am lan la kon tey jii mënoon nañ ko buub noonu yóbbu ko kaso. lan la ñuy ba yan charge la ñuy retenir ci moom pour tey jii nii. seen caaxaanu viol yooyu rek nga xam ne loolu moom fi mu ne boo ko tuddee sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sumb dañu war a rus. d'accord mais yéen am na leneen encore levée de l'immunité parlementaire. loolu appel à l'ordre public loolu moom mooy la ñu waxoon. moom moo di que tey jii bu ne dinañ xool niñ ko ciy dugalee ba pare rogganti ay procédures yoo xam ne du jeex. nga xam ne bii bu jeexee ñu jël bële bu jeexee ñu jël bële bu jeexee mu jël bële parce que bu nit ñi réeree mbir nekk problème bi du dara lu dul fexe moom summi malaamam ak dindi droit am pour que mu am carte électeur su amul carte électeur du mën a nekk du mën a jongante pour nekk président wala même pour nekk député wala pour nekk leneen kooku bu ko nit ñi réeree mbir te ñu bàyyi ko ci seen xel li ñuy def yëpp amul benn njëriñ li ñuy def yëpp moom moo di en fait objectif bu ñu am moom moo di détruire opposition sénégalaise te lii ñu ko def it du yem foofu dinañ avocat yi boo ñu préparé les membres de la société civile nañu préparé les membres des organisations des droits de l'homme nañu préparé te déjà gis ngeen ne que ñu ngi commencé couper signal gis ngeen ne que aussi ci téléphone yi difficulté bu ne nit ñi am nañ ko pour woote kon tey jii nañu xam ne que nekkatuñu ci état de droit ci li ñu nekk ci état la boo xam ne que dañoo yor seen yar fas yéene toj bopp ku wax fas yéene toj bopp képp koo xam ne que fas yéene nga wax dëgg ci biir réew mi loolu la nit ñi war a comprendre kon Ousmane Sonko fi mu ne ci moom la ñu ne wante terewul gis ngeen nit ñoom Assane Diouf ak ñoom Clédor Sène ak la ñu jàpp kenn xamul nu mu day léegi kaso yëpp fees nañu te du yem foofu. mais te troisième inculpation bi lan moo si mën a fekk Ousmane Sonko bu fekkee ni daan nañ ko fi. troisième inculpation xëy na dafa yem inculpation yi déjà bari waay boo xam ne mënuñu leen ko liggéey dégg nga kon bokk li ñuy wax moom moo di ko 3 procédures la ñu dégg ñaari la ñuy lever immunité benn bi lever nañ immunité parlementaire beneen bi laaj nañu ñu lever waat immunité parlementaire procédure boobu ñun duggaguñ ci xamuñu ko mais dañu nekk appel à l'insurrection armée dégg nga ñetteel bi mooy bi nga xam ne moom lañ ko jàpp yóbbu ko nan la tudde ci section de recherche mooy fañ ko kidnappé gàddu ko sàcc ko xaaju guddi indi ko à 5 heures du matin denc ko foo xam ne ci suba si dañ ko wër fu ne balaa ñuy xam fan la ne boobu moom mooy troisième wante ci kaw yooyu ñu ko toppee dégg nga na leen leer na que dinañ wutaat yeneen dinañ ci tegaat yeneen. altine jàmm ak salaam bu ñëwee ci ban dossier lañ ko fas yéenee déglu. altine pour l'instant viol la. wante altine mun nañ ko indiwaat ci leneen. parce que dañoo xam ne que dañoo nekk ci état boo xam ne fi mu ne amul limite. escalade répression ak violence la nekk. ak escalade ci jalgati ak yelleefu doomu aadama. amuñu tey frontière. te loolu. li ci kanam rawu li bët. Ousmane Sonko tey ba mu jàkkaarloowee ak juge bi répondre na ci ay questions wam wala dafa garder le silence. ay droit moom moo di que ay avocat suñ fi nekkul juge bi amul droit sax nuyu ko te da koo fàttali juge bi
ba mu ko fàttalee juge bi xam na droit am ci la dellu gannaaw kon boog lu mu néew waroon na ko may ñaar fukki waxtu ak ñeent pour que ay avocat mun a teew kon que ñaar fukki waxtu ak ñeent samedi la te samedi du liggéey dimanche du liggéey looloo tax mu forcé def ko altine kon du lu mu maye dafa di li nga xam ne Ousmane Sonko da ko foqarti donte ay avocat nekkuñu fi jërëjëf xam sa ak sa yelleef lu am solo la